asalaamaaleykum éleveur Thiès asalaamaaleykum mbokki Thiès asalaamaaleykum mboolem éleveur fii ci Sénégal ak si bitim réew ñu ngi leen di nuyuwaat bi ñu jógee fële Petit Thialy fële si ñaari guy ñu dellu si fi nga xam ñu ñëw fi nga xamante ne la moom mooy Cité Lamy Thiès fekk fii ki nga xamante ne la mooy Momo Diop ci bergerie bi mi ngi tudd bergerie Youssou Seck. donc fas yéene waxtaan ak moom ci élevage am fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ne la moom mooy événement bi nga xamante ne moom la ñu dëgmal muy foiru REIT bi nga xamante ne la programmé nañ ko du 17 au 24. boobu ba tey ñu tàmbale benn tournée boo xamante ne la tuddee ko en route vers REIT di ci waxtaan ak éleveurs yi ngir fi nga xamante ne fa la ñu jëm muy événement bu mag boobu. tey nag bi ñu jógee ci Ndawen famille ñu tàbbi fi nga xamante ne la moom mooy bergerie Youssou Seck ki ñu fi fekk nag mooy Momo ngi ree Momo lu nekk sa xel yaa ngi ree de dool da nga bëgg rek. kontaan rek kontaan moo tax may retaan quoi. waaw kon baax na kon Momo ñu jox la kile bi nu mu tudd kaddu gi nga nuyoog say am di jàmm nuyoog éleveurs yi laata ñuy xuus si waxtaan bi. waaw. kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu ñëpp di leen ziara di leen baalu àq di jiital ci nuyoo bi waa Ladoum du Monde kontaan seen teewaay bi ngeen ñëwee fii seet si ma ci seen émission en route vers REIT bi am du 17 avril au 24. waaw yàlla nañ ci dem ak jàmm. di jiital ci nuyoo bi REIT président bi Khadim Fall mu tegal ma sama nuyoo ci ñëpp. di kontaan seen teewaay di leen wax ngeen dal ak jàmm kontaan moo tax ma ree avant mooy commencé quoi. lan moo la kontaan loo. waaw dama xam ne lii élevage rek moo ko mën quoi élevage dafa nekk loo xamante ni dafa am passion am koom am lépp dafa nekk loo xamante ni day boole ay nit du leen xaajale di leen boole loolu tamit boo ci nekkee ba dem ba foire di annoncé wu tax. gars yi di déplacé wu indi caméra yi indi yëpp da ngay xam ne élevage mën na lu nekk quoi. loolu la sama xel dem. ba pare sa xel dem fu sori. non soreegul nekk. soreegul. mais daal kontaan naa ci. mais moom tey bu ñu la fëggoon tey ne la foire bi suba la nooy def. wàcc xar yi def. kon yow fi ne pare nga. pare na waaw. ndax du maay pare xar yooyu pare te pare nañu. waaw soo déggee ma ne pare nga mooy évidemment soo déggee ma ne pare nga. du yow yaay dem. di nga dem foire ba naam. waaye booy dem da ngay xar yi ngay yóbbu. te xar yi ñoom la ñuy gis ci foire bi. dëgg la loolu moo tax ma lay wax ndax pare nga mais ki leen di yóbbu ak kii nga xamante ne la moom mooy teg politique gu bergerie bi. donc yow lay doon. ak say ñi nga xamante ne ñoom nga àndal ci liggéey bi. donc voilà mais tey donc bu ñu la waxoon ne foire bi suba la yow pare nga pour dem ci. waaw pare naa pour dem staff bi pare nañ pour dem xar yi pare nañ pour dem. kon yow sa liggéey yem ba na fi mu nekk nii. pour jëm ci foire bi am nga une idée ci li nga xamante ne moom nga war a yóbbu ci foire bi. waaw am naa idée bi waaw. ñaata box ngay jël. 3 box laay jël ak benn salon. lan mooy sa ambition ci foire bi. pour wane li man liggéey ak fi ma jëm rek loolu moom la mooy ambition bi. li nga liggéey. ak fi ma bëggee jëm ci élevage. café gi nag. non café gi moom loolu kii lay doon rek. déedéet Momo nay leer. café gi du loo xamante ne Momo doucement xam nga éleveurs yi saa yoo leen laajee loolu. ñu lay bëgg a wër-wërloo. waaw mais xam nga ne ñun. éleveur képp kuy liggéey. liggéey ba liggéey bi jaar yoon ñëpp nangu ko. saa yi nga war ko dem exposé fa nga xam te ne la fa la ñëpp di ñëw. ñëpp teg si seen bët tey. yow nga ne yóbbu fa xar yi rek moo la fa yóbbu. mais tey yow séntuwoo naan ci café gi comme ni ñu koy waxee. waaw bokkul ci ambition yi. waaw bokk na ci ambition yi mais mooy ñëw en 3e position mais liggéey bi wane liggéey bi moo jiitu quoi. wane liggéey moo jiitu liggéey bi moom bu la ci café fekkee foog naa ci lay gën a fort. bu dalee sa kaw quoi ci la ci fekkee. mais daal du café bi moo ñu yóbbu. mais
waaw mais yow nga ne 3 box nga yóbbu. 3 box laay mais 3 box yi xanaa yóbboo ko pour exposer rek moom. 3 box yëpp pour exposer laa. waaw ndax dama am ay pépinière bu génn ma bëgg ko wane quoi. nga bëgg ko wane waaw est-ce que da ngay exposer rek wala da ngay bokk jongante. damay exposer damay jongante. fan ngay jog ci ban catégorie. ci catégorie yëpp laa bëgg a jongante incha allah. mais moom tegal sa loxo foofu. moom tey boo liggéeyee. ba tey war a dem ci foire. bu nekk foire boo xam te ne la ñëpp séntu nañ ko ñëpp jàpp nañ ne foire bu am solo la war a doon foire boo xamante ne la foire bu leen yàlla dimbalee jàpp ngeen ne ci foire yi gën a taaru lay doon nga war fa yóbbu li nga xamante ne la moom mooy li nga wax ni yóbbu fa 3 box tey boo ko fa naree yóbbu loolu mooy wane ne liggéey bi tey am na fu mu toll am na fu mu démarré tey est-ce que mën nga ñu ñëwal ci liggéey bi fan la démarré. waaw liggéey bi loolu du jafee wax liggéey fi mu démarré comme par exemple comme fi ñëpp démarré ci élevage mooy ñëpp ci élevage dañu bëgg xarm lañ ci dugal man ci foofu laa démarré comme ñëpp mën ak ñëpp ñoo bokk ni ñu démarré et puis de passage may ci remercier waa Thiès. mooy ñoom ñëpp boo xoolee éleveurs yu mag yeeg ñëpp jàpp nañ ci sama élevage bi muy commencé ba bi muy yegg si fii di nuyuwaale de passage ki nga xamante ne benn la ci man moom laa tuddee bergerie bi Youssou Seck waaw moom kooku moom man ak moom bis doxul suñu diggante benn lañu. moom it mu nekk ci koo xamante ni moo waral sax sama dugg ci élevage mais commencement wu élevage bi dafa nekkoon loo xamante ni foo la doon ba dem ba xar yi ñoo lay bëggloo xar yi ñoo la ciy jëmbat loo. donc au début kaf la woon quoi waaw kaf la woon. maanaam xar bi ay passion wu xale quoi. waaw passion wu xale. ñu dem ba ndekete day lijjanti luñ ko kii. ban moment la nga jàpp ne lii du ay caaxaan. mooy bi ma mbay gisee seet see. kañ la loolu. bi ma seet see ma jaay ko ñaari xar benn bu nekk 2 millions tax dama foogoon millions yi ay fo la doon dëgg. mu ñëw jënd si ñaari xar. kon président jaar na fi. jënd si ñaari xar. boobu nag laa xamante ne. xar yi ndekete du ay foo quoi. boobu day dajale ay millions quoi. bi nga encaissé xaalis nu mu la def. non dama ci kontaan ndax après dafa ma gëmloo que ni. li mën a nekk la waaw suukar si moom wàññiwul ci dara. ba doo jabet. non wàññiwul dara ci xaalis ndax jabet bi moom yaakaar naa wàññiwul ci dara. déedéet wàññiwul ci dara. parce que gars yi nee nañ suukar si bu ëppee rek. da lay feebar da lay feebar di la faj. waaw. loolu ñaar yooyu yëpp lay def. waaw mais bi nga encaissé xaalis bi boobu keroog jour boobu ci kër gi ni mu demee. non kontaanoon naa ci xaalis bi. mais waa kër gi tamit kontaan nañ. yëg nañ seen bopp. waaw ni xar bi. après bi nga encaissé loolu. ba ñu yëg seen bopp. après est-ce que indiwul ay coppite gannaaw si. waaw coppite yi si ñoom ni ñuy gisee xar yi. waaw ak yéen seen bopp yi nga xam te ne yéen a géré xar yi. exactement dafa dem ba nga tax ma gën a gëm ni nag. élevage bi ndekete du ay caaxaan quoi ndekete élevage bi mën na leneen lu dul li ma ko jàppee woon. loolu gën a tax ma sérieux defaraat sa toogaay. waaw mooy ma tax ma gën a defaraat toogaay. waaw loolu moom dëgg la vraiment. kon yow fi ñu ne nii mën nañ jàpp ne yaa ngi mos bu baax. waaw maa ngi mos. waaw loolu moom li éleveurs yu bëri duñ ko nangu. duñ ko nangu avoué. man maa ngi mos. waaw maa ngi mos moom dëggantaan. ok mais bëgg naa gën a mos nag comme ni gars yi di mosee. mais maa ngi mos. ok non comme d'accord nga ne yaa ngi mos rek baax na parce que am na si ñoo xam te ne la dañ la naan non mosaguma wala mos naa tuuti te éleveur fu mu la ne mos naa tuuti rek boo fekk ne mi ngi gàll. non man gàllaguma nag. pour mu leer. gàllaguma mais maa ngi mos. yaa ngi mos waaw maa ngi mos ok mais bi nga tàmbalee est-ce que mun nañ jàpp ci ban année lay doon est-ce que mun nga ñu wax ban année la. 2015. waaw 2015. laa commencé. di amantu ay xar. 2016 laa njëkk a dem foiru Adam seetaani gis concours yeeg yooyu ci laa gën a commencé bëgg xar 2016 boobu mu amoon Fiera bi ñu demoon exposé man ak Youssou. yow demoon nga exposé naa ba. kon yow yàgg gagné femelle espoir 2016. Fiera ak waa kii César. waa César. ok Youssou moo kii woon. mais après boobu nag biñ ci amee trophée affaire bi da lay gën a gëmloo kii loolu gën na taxoon tamit ma gën ci dugal. am naa benn doomu bolt bu ma Pape Maguette jaayoon. Pape Maguette Diop maa ngi koy nuyu de passage. góor wala jigéen. bu jigéen mu dem foofu gagné femelle espoir. waaw loolu tamit bokk na li ma doon gën a encouragé ci élevage bi. xam nga suukar seeg ndam yi daf ci gën a da lay gën a. waaw da lay gën a yokk doole. mais bi lay gën a yokk doole nag mooy café bi. waaw
mais tey moom moo nga mun nañ ne 2015 kon si nga commencé élevage bi. waaw ci laa commencé si nga commencé élevage bi. ndax 2018 laa jaayoon kii mbay nga jaay 2018 nga ñëw jaay. ci laa jaayoon ñaari xar yi nga jaay ñaari xar yi. ensuite tey ñu toll tey ci benn niveau boo xamante ne la yaa ngi nii di préparer li nga xamante ne la moom mooy foire rëy bi. tey boo ñu mënee xayma sa liggéey diggante bi nga commencé en 2015 jusqu'ici tey boo doon def évaluation lan nga ñu mën a wax Momo bi mu commencé 2015 ba léegi ndax mi ngi ci xaaju objectif am wala mi ngi jege objectif am wala objectif am mi ngi doog a mi ngi ci tànk d'or tey fan ngay positionné yow. waaw man nag bu may expliquer bi ma commencé ak ba léegi damay jàpp ne sama objectif maa ngi koy doog a door maa ngi doog a xam lan laa bëgg ak fan laa bëgg a dem. donc tey kon yow yaa ngi jàpp ne yaa ngi si sa commencement. maa ngi sama commencement. yaa ngi sa commencement. kon mooy bu ñuy jeune éleveur la quoi. non waxu jeune moom eggaguñ ci. waaw non man dama lay defal définition bi. man laay kii mooy jeune éleveur la. buy doog a xam ni yoon bi nii la jël sa benn tànk teg ci. malgré li nga ci mosagum. ak li ma mosagum ak fi nga jaaragum yëpp. ndax affaire bi du ci mos bi. non waxuma ci mos bi de liggéey bi la. non liggéey bi moo indi mos bi. comprends nga mais tey. non mos bi mën na nekk chance rek mën na nekk sëñ bi daf ma bëggoon baaxee rek. ñëw jox ma xaalis waaw mais xam nga tey éleveur. éleveur du ñu jël seen xaalis di ko jox toujours bëgg nit wala bëgg lu neex nit tax ñu jël seen xaalis jox la ko. waaw ndax boobu xam nga du woon sax xam-xam ndax. benn jeune mâle laa amoon. jeune mâle bi moo tëb xar yi. ñoom ñu gis añeel yi yóbbu ko ci stade boobu ndax bi ñuy waxaaleeg yëpp ba prix yeeg yëpp maa ngi foogoon ni ay fola mais bi ma ko dëggalee ñoom ñu dëggal ko. mooy ñoom xamoon nañ ci xar yi loo xam ne man mii xamuma. yoo xamoo ko kon du woon sama liggéey. kon yow dem bu doon tey bu dee léegi dinaa ko xam. bu dem bu doon tey doo ko jaay. wala doo ko jaay prix boobu. non du ma ko woon sax jaay. kon dañ la waaxu. non dañ maa ëppoon xam-xam rek. non dañ la waaxu. non du waaxu gën la xam la rek. kon diggante bi am na loo si jàng. waaw am na luñ ma ci jàngal. waaw comme man te càmm ji dama cee bëri ay professeur xam naa am na luñ ma ci jàngal quoi. kon yow sa staff moo am doole quoi. waaw moo am doole. waaw parce que nee nañ su fekkee ne da nga am staff nga am ay coach yu baax donc ñaare fi ngay teg sa tànk day wóor. day wóor te xam nga am ay professeur ak nga am maître du benn. ndax bu dee maître benn lay doon mais bu dee professeur da nga am prof anglais prof maths. ay discipline yu bëri ay discipline yu bëri. ku ci nekk dina am ci lu mu lay tàggat. donc yow da nga dajale les meilleurs professeurs ci chaque discipline. non man ñi ma jàppee les meilleurs xam nga wax leen les meilleurs sax day mais ñi ma jàpp ne les meilleurs ñoo ma jege di ma tàggat. ok maintenant bu ñu jógee ci loolu fi nga jógee ak yëpp ak parcours bi ak ambition bi tey foire bi naka nga ko fas yéene préparé c'est-à-dire. waaw foire bi daal xanaa di ñaan yàlla mu dugal ñu ci bisimilah rahmaani rahim ñu génn ci ak alhamdulilah ndax mais. ñi nga xamante ni ñoo ŋànk foire bi di waaree it ñoom bëgg nañ foire boo xam foire bu exceptionnel lay doon ndax ay homme de défi ñoo ko ŋànk quoi ci président bi ba ci bureau bi yëpp dañu nekk ñoo xam ne dañ bëgg a jëlee affaire bi point A yóbbu ko point B ma leen ci féliciter di leen encourager tamit di leen ndax li ñu bëgg soom bi du lu yomb mais ma leen di ñaanal yàlla jàppale leen ci xam naa ni lu kawe lay doon man it bëgg naa cee ñëw marqué ci sama touche waaw balaa may jox président Mbaye micro bi ci biir loolu ma laaj la bi nga déggee ne foire bi promenade des Thiessois lañ ko nar a defee ensuite nga am écho ci yenn innovation yi nga xamante ne la nar nañ ko indi ci foire bi dafa gën a yokk sa ambition dafa gën a yokk sa passe-passe ak sa préparation ak sa détermination ak sa motivation pour dem ci foire bi voilà. effectivement comme tout le monde ndax biñ la waxee ni dañ koy jëlee fee yóbbu ko fee yow loo doon def di nga ko gën ndax kii innové ki nga xamante ni dafa jiitu di jéem a avancé yow tamit da ngay yéeg topp ko waaw loolu tamit daf ñu gën a encouragé gën a tax ku doon def benn nga multiplier pour bëgg a dem ñoom li ñuy xaar pour mu am benn ouverture boo xamante ni adduna bi yëpp nañ ni foire rëyit bii mu su fi am ñun loolu la ñuy xaar quoi. te ci njiit yi ñu ngi koy def ñun ñu nekk ci ginnaaw tamit waruñu def lu dul topp leen. parce que foire boo xam ne day nekk dina nar a nekk dans l'histoire. waaw l'histoire retiendra. ok Mbaye. waaw Lune jërëjëf Momo jërëjëf Lune waaw ñu ngi di nuyu ñëpp ziar ñëpp waaw effectivement ni mu ko waxee noonu la 2018 parcelle laa fa demoon jënd fa ñaari teg yi effectivement mais àdduna dox si diggante bi ba mu ñëw fii en route vers Saladam
2020 te yàlla def nañ ñëwaat fii 2021 te ñaan yàlla mooy ñu fekk at yu bëree bëri mais man dama constaté avancement bu macha allah extraordinaire parce que su ma doon cité à l'époque 2020 bi ñu fi ñëw bu ma ko doon ma doon 50% tey dama naan dépassé na 100% parce que man gis naa fi ñaar yëpp li mu fi liggéey si ñaari côté yëpp bergerie bi si xar yi ñaar yëpp gis naa ni am na ci avancement bu rëy mais li may koy jëkk laaj mooy mu wax ñu digganteem ak Youssou Seck parce que fii Thiès Youssou Seck xam nañ mi ngi dëkk Parcelles Dakar ah mais nga tuddee ko bergerie bi seen diggante yi ak Youssou Seck lan ngañ ci mën a lan moo leen liyee dëgg lan moo leen liyee. waaw question boobu dina nekk question bu ma kontaan sax ñu ma koy laaj Youssou sama xarit la nekk koo xamante ni man ak moom dañoo xaritoo te xarit bi nekk lu sincère mu yàgg depuis ñu xamante ba léegi ku ci ne dafa jàppee moromam boppam ñu bokk lu ñuy liggéey suñu ay bagage jaxasoo suñu ay xar jaxasoo suñu lépp jaxasoo mu nekk koo xamante ne daal boo wàccoon laaj sama yaay kan mooy Youssou danaa la mooy taawu kër gi kon man ak moom dañoo bokk ci wàllu pas-pas bokk ci wàllu gis-gis ci yi ñu bokk moo bëri quoi ba tax nag ma dippee ko bergerie bi te boobu ba léegi tamit gisuma ci benn blocage wala dara bergerie bi mi ngi jugee point A ba léegi mi ngi avancé depuis ma tuddee ko lépp moom mu nekk tamit lu mu nangu nekk ku baax koo xamante ni xol bu mu Youssou daal sang la quoi moom vraiment nit boo xamante ni la dama ko apprécier trop sama mag la sama xarit la sama lépp daf may conseiller ba pare xajoo ma ci lu bëri kon loolu laa mën a wax ci moom quoi damay mal placé sax pour mën a wax ci moom yi ma xam yëpp war ko wax te dañ naan nit li nga xam ci moom yëpp boo ko waxee bu feebaree ñu ni yaa ko catu damay ñaan yàlla sàmmal ñu suñu diggante mais sama genn wàll. loolu laa mën. parce que dama gis collaboration ñaari bergerie yi nan ngeen koy gérer yéen ñaar suñu jënd mi jaay bi tout ça. waaw lépp dafa nekk benn ci jënd bi dañ ciy bokk gis-gis ci jaay bi moom mun na jaay sama kër xar te man duma ko yëg man mën naa jaay ci moom loolu. defaguñu comme ñoom waa BDK ni ñu def wala bergerie Kayor mais ñoom dañ ko def de manière formelle mais ñun ci informel bi la nekk ba léegi nii mais amul benn problème. mais est-ce que xalaat ngeen formaliser ko. incha allah. bokk na suñu ay ambition ñu formaliser ko. ngeen formaliser ko ok. dem ba mu am identité visuelle ci bergerie yi mais ak ci yëpp quoi. incha allah est-ce que jàpp nga ne loolu luy avancer lu élevage la wala lu koy gàllankoor c'est-à-dire que boole. parce que souvent ñenn ñi dañuy wax ne que en général bokk bergerie souvent ñenn ñi sax dañ ne mënul nekk. ñenn ñi ne c'est compliqué parce que léeg-léeg ngeen mën a am ay divergence si yenn position yi comprendre wala intérêt yi léeg-léeg du bokk ba nga xam te ne la mun na dem ba ci biir muy indi ay divergence est-ce que ragaloo loolu yow. non man xalaatee ma noonu dama gis ni ma ko comprendre mooy lu benn nit mën ñaara ko daax. te nit yi boo leen bokkee gis-gis ba mën a ànd rek war ngeen mën a bokk lu ne te comme élevage moom day boole du tàqale loolu man ñi ko def maa ngi saluer lool te dem ànd naa ci de manière générale kon jàpp naa ni loolu ñun tamit war nañ ko mën a def. Khadim Fall def na ko ak Khadim Thiam ak Khadim Diop def nañ ko Khadim Fall ak Papi Dié maa ngi leen di nuyu de passage mais loolu gisuma dama ko rafetlu daal vraiment. gis naa parce que léegi gis nañ léegi loolu mooy tendance bi quoi. waaw lu benn nit mën ñaar ko daal ndax ku ci ne après da ngay indi sa kii élevage moo ciy gagné rek ndax boo xoolee bergerie Kayor bi ñu booloo nekk benn affaire bi dafa gën a am doole. Papi ni mu menoon dafa yokk Khadim la même chose te ñoom ñaar bu ñu séparé woon xëy na mën nañ bañ a am doole bi BDK bi ñu booloo ba léegi gis nga leen ak seen i trophée gi yëpp ñëw nañ 2018 gagné fi lu nekk. te loolu yëpp booloo laa ko jàppee rek. mais ci biir gagné bi. yow tey foire bi ñu dëgmal nii. yow est-ce que envisager nga présenter ay candidats pour concours yi. waaw ci yan catégorie. catégorie yëpp laa bëgg a dugal concours. catégorie yëpp. catégorie yëpp laa bëgg a dugal concours. dama ñëw pour foire quoi. yow da nga lépp lu ma jàpp ni mooy neexal foire bi maa ngi ci sama temps. kon yow fi da nga dëggal sa bopp comme ni ko suñu paa bi doon waxee. incha allah keroog Paa Moussa Diop nee na moom dafay ñëw dëggal boppam. ah dëggal sa bopp kañ yow affaire bi même buy dal du dal sa kaw ci kaw xar yi lay dal. est-ce que jar na ragal. non bàyyil boobu bu ñu waxee nga ne ci xaw xar yi lay dal. xam nga fi mu nekk nii. xar yi duñu yóbbu seen bopp. xar yi du naa tuuti rek ma ñëw. man bu ma ko ragalee sax ñoom ñi koy yóbbu ñii nii. te saf bi boo leen xoolee xam ne ñoom pare nañ pour buñ dem dëggal seen bopp. waaw pare nga. ñoom pare nañ. waaw léegi xar yi pare nañ. waaw est-ce que yow yan place nga xëccoo c'est-à-dire que tey booy dem da nga naan P laa jël wala su ma bokkee ci 3 premiers yi wala su ma bokkee ci low 5 yi. yi may dem yëpp yan naa jël P. non waxuma yan naa jël P
xam nga yàlla naa jël paie ak man su ma demee damay bokk ci 3 premiers damay du ma demuma pour. non xamal loolu wax sa bëgg-bëgg la rek li fay am concours la lu ñuy xëccoo te li fay am moom yàlla moo ko xam mais yow da ngay dem am yéene te ñaanuma yàlla di jël 2e wala 3e mais maa ngi ñaan yàlla bu ma demee lépp lu ma dugal ma jël premier. waaw ñu fàttali ñi ngi si en route vers Réit fi bergerie Youssou Seck nekk fii Thiès ban cité. Cité Lamy. Cité Lamy. Cité Lamy ku leen bëgg a jot fan numéro la mën a jotee. 77. 556. 93. 68. wala 77. 366. 62 20. waaw. mais am na gis beneen nañ numéro 77. 77 waaw. 683. 683. 91. 48. bergerie bi dafa am staff. dafa am staff wala déet boo ñu tontool si loolu nga xam ne nan ngeen di gérer bergerie bi ak staff bi maanaam lu war a dugg lu war a génn croisement yi ndax lépp noonu ngeen koy lijjantee ba liggéey seen liggéey. waaw bergerie bi dafa am staff ñoo xamante ni ñoom ñoo ŋànk bergerie bi xëy na man maa jiitu ci kanam mais du ma ci jël benn décision boo xam ne du ma waxtaan ak ñoom. ñu ciy waxtaan ak ñoom décision yi des fois mu jugee foo xam ne dama ciy waxtaan ak ñi ma wax ni ñoom ñooy sama professeur ba ñu déggoo ci kàddu après ma ñëw wàcc ci ñoom waxtaan ak ñoom. mais déjà ñoom ñoo lay gën a xam xar yi ñoom ñoo gën a familiariser wu xar yi ñoo ciy nekk loolu mooy noonu lañ koy gérer quoi. ci côté santé wu xar yeeg hygiène beeg yooyu yëpp ci ñoom laa ciy waxtaan. mais Momo. gis nañ bergerie bi macha allah nu mu taaroo. ak xar yi fi nekk macha allah nu ñu taaroo organisation bi am na solo loolu déjà gis nañ ne pour mën ko def aussi du ay caaxaan ay moyens la pour def loolu parce que lii nii su ko xool xam ne def nañ fi ay moyens mais tey bu loolu weesoo tey est-ce que ñi nga xam te ne dañu bëgg a dugg ci élevage est-ce que te yoruñu moyen est-ce que ñoom bu ñu ñëwee fii daañu mun a am ci xar yi parce que souvent lii ku ko gis da nga naan waa ji de su ma fi ñëwee xam naa ne su ma amee lii de du ma jaay xar. waaw yaakaar naa ni loolu boo defoon micro trottoir Thiès dañ la wax ni moom affaire yi këram la gën a yombee quoi. ah ouais. moom vraiment fii la porte est grandement ouverte pour tout le monde et puis élevage partage la lépp lu ma am dama koy bokk ak gars yi côté boobu moom amul. da ngay dawal yërmande quoi. waaw loolu moom ñi ma xam ñëpp xam nañ ni ku ci ne catégorie bu ne ak ñu may jëflanteeg yow. catégorie bu nekk. ak ñu may jëflanteeg ci catégorie nit yi laa wax. waxuma xar yi. mais yow sa mais bare des fois mu nekk ay café yu fort par rapport ak ñi ko. ñi nga xamante ne du fort si ñoom. yow tey ku doon jënd sa xar fii tey lan mooy lu mënul ñàkk. non loolu moom waxtaan ba jubóo la. amul prix bu ma définir ni lii mooy barème bi wala lii. non. waaw ok léegi ñu concours bi ñu jëm ci concours bi la dernière fois concours bi amoon ay coow yu sew tey ñu war a dem ci foire bi nga xamante ne la tey mu ngi am le 17 au 24 te tey bët yëpp bu ñu xoolee foire bi bu ñu jëmee ci foire bi suñu duggee ci biir foire bi fii ku ci nekk di teg sa bët moom mooy li nga xamante ne la mooy concours bi te loolu tey moom mooy tax nit ñi sax de léegi di dem ci foire yi comprendre yow nga war ci dem ñeneen war ci dem ngeen war a dem jogante tey yow ci ban esprit nga yaakaar ne nit ñi si lañ war a demee ci concours yi ak par exemple tey yow lan nga leen di wax. waaw loolu moom dama ciy lancer appel. pour Sénégal yëpp. pour wax leen ni ñoom ñëpp nañu xaar ni buñ ñëwee foiru Réit nañ ñëw ci foire boo xam ne moo gën a transparent mooy gën a transparent ci foire bu mës a am ndax am na ay écho yu nit yi di dégg ci ñàkk transparence que concours bi du jaar yoon ak yooyu loolu ñun ñi ngi koy déggee ñi nga xam ne ñoo ŋànk Réit ñoom ñi ngi dégg loolu kon ñoom ñi ngi ciy liggéey ñi ngi ciy def ay jéego yu rëy te amul benn concours boo xamante ne mës na am Sénégal boo xamante ne mooy ëpp transparence bi képp ku foo mënti nekk boo bëggee exposé ñëwal exposé boo bëggee concours ñëwal concours lépp li nga xamante ne mérité nga ko di nga ko am loolu moom maa ngi ciy dalal xelu ñëpp di dalal xelu waa Sénégal éleveurs yëpp yi bëgg a ñëw buñ ñëwee lépp ni ñu ko bëggee dina amee noonu incha allah. donc benn problème. bala ngay jàll si Facebook benn commentaire kese la moo fi nekk pour Youssou Seck la. mi ngi leen naan bon courage Momo Diop. Youssou Seck si Facebook bi instant yi. waaw mu ngi lay suivre. maa ngi kontaan ci moom di donc loolu pour man yoon la pour benn yoon la pour ma dugg fa egg ci li nga xamante ne la mooy bureau bi tey wax nga ne ñoom ñu ngi koy dégg. comprendre donc yow yaakaar nga ne ñoom
c'est-à-dire que tiitaange yi nga xamante ne la moom la éleveurs yi di tiit jëm ci concours bi yaakaar nga ne ñoom daañ ko mën a gérer en fait dinañ mën a li nga xamante ne la mooy seen njàqare ñoom dinañ leen ko mën a dindil bureau bi. ak ñi ngànk organisation bi. am naa ci yaakaar bu baax ndax affaire bi xëy na Thiès dañu xaw a awlu ñuy wax waa Thiès rek. mais amul benn concours bu mës a am ci àdduna bi te amul coow. non dëgg la loolu concours dafay am seuil de tolérance. ci instrument de mesure bu nekk dafay am seuil de tolérance nit bi mën na ko natt fii par exemple mu am 101 ñu demaat natt ko ci beneen machine mu am 100. loolu il faut am loo xamante ni nit ñi dañ koy comprendre. mais comme fii nii ñëpp fii la ñu wax ñun dinañ jéem ñoom dinañ jéem. bokkuma ci bureau bi mais xam naa ñi nekk ci bureau bi xam naa ñoom dinañ ci jéem seen kéemtalaay kattan pour jéem a fexe def foire bu mucc ayib concours bu am transparence ñëpp gis ci seen bopp nga dëkk Tamba nga dëkk Mbour nga dëkk Dakar nga dëkk Thiès ak fépp foo mënti dëkk fépp foo mënti jóge boo ñëwee nañ la jox sa aax li nga war a am di nga ko am. kon loolu kon fi nekk nii xel mun na jàpp ne liñ doon mbébét naan ndam bi du génn Thiès loolu nekkul wax bu taxaw. ndam li bu génnul Thiès waa Thiès ñoo ko moom ndam li moom ki ko moom fa lay jëm incha allah bu waa Thiès yoree lu téye ndam li bañ fi génn du fi génn incha allah. soo déggee mais du fi bañ a génn ndax dañ koy lijjanti. incha allah képp koo xam foofu laay waxee. waaw man tamit foofu laa lay doon. ok ndax bu ma nee la ndam li du génn Thiès te waa Thiès mën fi ndam li du fi génn. mais ndam li moom ki ko mérité. ñu teg ko ci yoon dina ko am ndax gars yi nañ ko teg ci yoon. incha allah mais bureau bi yow na nga gisee seen liggéey par exemple bi ñu ñëwee ba tey yow noo gisee bureau bu bees la donc certes bi ñu fi ñëwee ak léegi bon mbas bi dugg si na. mais tey bientôt seen mandat jeex parce que 3 ans la su ma jumulee tey seen challenge bi gën a mag tey si seen mandat bi mooy li nga xamante ne la mooy événement bi ñu jëm quoi. tey yow par exemple bureau bi yow ban sentiment nga am ban gis-gis nga am ci ñoom ci ni ñuy liggéeyee ak ci seen ni ñuy jëflante ak membres yi quoi. waaw bureau bi man dama kontaan ci ñoom di leen féliciter ndax dama gis ni ñoom dañu jege éleveurs yi commencé ko ci président bi Khadim Fall Khadim Olam maa ngi koy nuyu de passage ñoom jege nañu éleveurs yi te éleveurs yi nekk Thiès yëpp ñiy gis seen bopp nuñ ko giseewuloon ci ancien bureau bi léegi ñi ngi leen di yombalal aliment bi prix boo fi nekkee ñun waa Dakar problème bi ngeen am di jëndee saaku ngooñ ay 5000 ay 4000 ak yooyu ñun ngooñ mu cher ak mu ñàkk cher 3000 lañ koy jëndee dafay yomb sa xar yi pour ñu vacciner ko dañuy ñëw vacciner ko ci merci doo fay dara lépp loo xamante ni da nga ko soxla loo xam ni waa bureau bi mën nañ ci jàpp ñoom ñi ngi ci taxaw kon mooy dama gis ni éleveurs yëpp gis nañ ci seen bopp ci bureau bi daal vraiment dañ leen di ñaanal ñu événement bi ñu réussir ko génn ci ak jàmm loolu laa leen am lu ma leen di wax mais vraiment kontaan naa ci ñoom trop te éleveurs yëpp ñi ngi gis seen bopp ci kii bi déjà pour nga éleveur boo ko yombalalee li muy alimenter ay xaram bu ñu feebaree ñu mën ko faj rek kon yaa ngi leen di mais ñoom fi ñu teg baar bi tey parce que d'après li nga énuméré nii ñoom fi ñu teg baar bi yaakaaroon ne sori na sori boo xam te ne la est-ce que ñi nar a ñëwaat daañu mun a gérer loolu après ñoom. waaw xam nga affaire yi moom góorgóorlu la rek ndax ku ñëw rek ñoom biñ ñëwee dañoo indi seen ay programme teg ko di ci rayante pour loolu taxaw keneen kii ñëwaat di ko laaj tamit amaan na programme am dañ koy ñaanal bu ñëwee mu mën ko fi mu ko fekk mu yóbbu ko ci kanam rek ndax àdduna lépp loo gis continuité la loolu lañ leen di ñaanal. mais ñii moom fi nekk moom vraiment am na bu njëkk doo noonu xam bureau bi kii mooy président kii mooy li mais léegi di nga gis ni bureau bi yow boo soxlaa di nga am foo xam boo fa demee yow di déjà même boo yorulee man damay nekk Dakar des fois soxla ngooñ damay woote ñu indil ma ngooñ sama kër ba ma ñëw après ma fay. mais loolu musul woon am ci. soo amoon conseil boo leen di jox la leen di wax. fi ñu teg seen tànk dañ ko continuer ba pare gën a réorganiser foire bi bu ñu dara mënul am te du ñàkk fay mais ñu def tout ba képp ku ñëw ci foire bi gis ci seen bopp loolu laa leen di conseiller. mais ñi képp ku ñëw ci foire bi war a gis seen bopp ñi war a ci ñëw ci foire bi loo leen di wax. ñoom visiteurs yi non visiteurs yi. sympathisants yi non visiteurs yi sympathisants ñooñu dinañu gis foire bu ñu mësul gis ci àdduna loolu moom laa leen di wax. nga teg ko fan yow. non ci dañu war a innover ci côté yëpp de manière générale. mais mosal ñu si. non am na loo xamante ni baal ba nga gis président ndax am na yoo xamante ne xëy na man waruma ko njëkk a wax boo interviewé woon Khadim wala Papi Dieye wala même Pam Ndaw bi nga jógee xam naa war na la ci ñamal. ñi nekk ci bureau bi ñoo am kii wax ko quoi. waaw léegi lan ngay continuer lan ngay dénk ñooñu ñi nga xam te ne dañu war a ñëw ci foire bi. waaw man daal nee naa leen nañu ñëw ak jàmm
bu ñëwee nañ fi fekk jàmm dañ foire boo xamante ne mosuñu ko foire te foire boo xamante ne dina am transparence dina am visibilité te àdduna bi yëpp ñu ngi koy xaar rawatina yéen ñii rek lu jaar seen loxo ñëpp dinañ ko gis vraiment voilà non maa ngi kontaan ci yéen di leen remercier waale ci loolu. waaw dégg nga Ladoum du Monde ñun moom. foofu la ay caaxaan waaw moom Ladoum du Monde moom sori ko wóorul. waaw parce que xam nga ne loo bëgg rek fesal tey boo ko jegee Ladoum du Monde dina fees. lépp loo booleeg Ladoum du Monde wër na la ne dafay nit ñëpp a koy dégg te dafay am nu mu tuddati barke. comprendre donc moo tax ñun Ladoum du Monde ubbi nañu porte ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi yëngu ci élevage. waaw sa waay dafa jël bergerie bi. lii alu la wala inox la wala lan la. inox la mu jël bergerie bi def ci inox. waaw lii may nuyuwaale tamit sama benn xarit de passage muy Sidi Ndaw ku baax. ak Khalifa ñu xamee ko ci Papito. lii moom ñoom ñoo ma ci inspiré quoi. bergerie Ndaw et frère moo defoon nii ci foofu laa gisee inox yi ñooñu tamit ñu baax lañu vraiment ma leen di nuyuwaale de passage. mais boo ko doon xayma tey ci koppar. non loolu ci wàllu koppar dafa am keneen ku yor loolu ci bergerie bi te yàlla dogal na fekkoo leen ko fi bu fi nekkoon moom moo leen di wax ni lii lañ ci dépensé. comment ça moom moo yor lii dafa am saf dafa am koo xamante ne mooy expliqué ñu staff bi nu mu demee kon. waaw dafa. pàcc maanaam bàcc ci branche yi am ci staff bi nan la demee. ndax bergerie bi am na trésorier. am na trésorier. waaw bergerie bi am na président. waaw am na secrétaire général. waaw am na technicien bu nekk ci bergerie bi. boo xamante ni lépp luñ fiy def. ndax déjà moom moo tracé woon plan bi nii lay demee. ndax boo xoolee li nekk ci suuf moom la ñuy répété ci kaw. après te bergerie bi pareegul quoi dafa nekk en construction ndax affaire bi dafay continuer. léegi bi lay nekk bii nii nga ni pareegul. non pareegul dafay continuer ba nële. waaw lu ci ne rek dafa am ku ko yor. te xam nga boo waxee place su nit xëy na doo am élément yi nga war a wax yëpp mën naa wax loo xam ne après dafa ma naan dama juum. waaw recrutement yi kan moo koy def. recrutement yi tamit dafa am keneen ku koy def. kon moom mooy xool est-ce que recrutement yi benn nit kese doy la ci. non recrutement yi am na ñeenti nit ñuy def wàllu recrutement. waaw mais man bokk naa ci groupe bi def recrutement tamit. ñoom ñooy xool ni lii war na dugg waaw lii war na dugg wax na mais Momo. wàllu woowu xëy na peut-être da nga ubbi benn brèche boo xamante ne la xëy na bu dul woon temps bi. daañu ci gën a suux parce que déjà li nga wax nii dafay indi benn structure boo xamante ne la bu formelle. comprendre parce que quand tu me parles de cette manière d'organiser c'est-à-dire que mu am staff boo xamante ne la dafay am ñii nga xam ne ñoom ñoo chargé wu recrutement yi ñii nga xamante ne ñoo régler problème santé bi ñii problème mu trésorerie et tout donc dafay wane ne que yéen da ngeen structuré wu. maintenant structuration boobu est-ce que dafa nekk loo xam ne lu formel la est-ce que dafa nekk ay actionnaires yoo xamante ne vous êtes des actionnaires ou peut-être que est-ce que benn nit moo investir et puis ut ay compétences yoo xamante ne la dañu daf leen recruter pour ñëw liggéeyal ko. ok gis nga boo waxee formel mooy dafa nekk en route pour ñu formaliser ko. waaw lu formel la gul dafa informel. présentement mais nag ñi nekk ci tànku formaliser ko. lu formel lay dem benn bailleur la am bu def ay recrutement ñoo xamante ni ay personnes yoo xamante ni ñu mérité poste yi ñu leen jox. ba pare bi ñu ñëwee ci bergerie bi ba léegi tamit depuis loolu mi ngi commencé depuis 2018 mi ngi avancé ci côté yi. mais su ma waxee loolu après sama xel day dem ci leneen parce que même su fekkee ne bergerie bi c'est pas encore formel tey boo jëlee ay nit ne dafa am benn bailleur bu ñëw jël ay nit pour ñu am yeneen ay différentes compétences. ñu jël leen pour ñu liggéey. maintenant. dina am rémunération. évidemment. waaw loolu am na ci. voilà donc foog mu am aussi tamit retour quoi. am na retour. voilà léegi nag yéen ñooñu da nga leen di rémunérer chaque mois. chaque mois waaw. ok chaque mois. waaw. en attendant foofu laa doon bëgg a laaj. dafa mel ni loolu tamit daf ci am dafay waaw dañuy. su waxee ni. bergerie bi kenn ku ne am na looy liggéey. mu bëgg doon demander di laaj ndax kenn ku ci nekk daf ci am salaire. waaw ku ci nekk ñi nekk ci bergerie bi di ci liggéey kenn ku nekk dafa am salaire ci bergerie bi. ok maintenant même su fekkee parce que là aussi tamit dafay nécessiter benn fonds en terme de finance bu am solo. parce que quoi qu'on dise xam nañ ne xar yi léeg-léeg nga toog benn diir bu yàgg doo jaay. waaw mais bergerie bi du xar kese tamit. oh ok maintenant ak lan dafa am leneen ak leneen. waaw dafa am activité élevage tamit. élevage dafa am yeneen secteur. waaw yeneen secteur comme lan par exemple. wàllu volaille tamit. da ngeen di def volaille aussi quoi. def volaille waaw. oh ok léegi foofu ngeen di jëlee épuiser seen ressources quoi. waaw de manière générale def ci fu nekk la ressources yi di génne. waaw mais ku ci ne pàcc bi nga
pàcc bi nga géré. dina la mën a dina mën a rémunérer quoi. ok loolu dinañ ci ñëwaat parce que benn brèche la woon rek bu ñu ubbi woon. peut-être xëy na bon dinañ ci ñëwaat après. Inch'Allah. ci ay waxtaan yu gën a yaatu quoi. donc voilà maintenant tey boo doon tëj lan ngay tëjee. waaw xanaa kontaan ci seen teewaay di leen sant di leen gërëm di wax ni élevage bi Ladoum du Monde kontaan naa ñàkk a jëflanteeg Ladoum du Monde. wóorul maa la wax li di remercier ñi fi toog ñëpp waa staff bi am na ci une partie bu fi nekk. maa leen di remercier ñoom ñëpp ku ci ne xam na li ma seq ak moom ak fi mu toll di kontaan seen teewaay ñoom ñi ngi jàppoon ni yéen da ngeen di ñëw 18h mais bi ngeen ñëwee 22h ñoom ñu ngi toog di xaar amul kenn ku ci wane ni dafa yàkkamteeg loolu lu rëy la ci man kontaan naa ci ñoom ma leen di sant di leen gërëm di gërëm Youssou moom mi nga xam ne moom mi ngi suivre émission bi en direct maa koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla bergerie bi yokku ba turam bi di àgg fa ba àdduna bi yëpp di wax bergerie Youssou Seck. dafa am loo si doole balaa di ñi fi nekk nii te am nañ retard boo xam war nañ fi ñëw ñu ngi leen ci jégalu ci toogaay bi ak maam toog ngeen dañu ko xaar du suñu coobare nag liggéey bi moo demee noonu des fois nga programme dem fekk leneen lu lëpp doole te mënoo ko faa bàyyi loolu moo ñu téewoon mais wax dëgg yàlla bëgg nañu teel a ñëw waaye defe naa ne nii tamit di yàqu ci dara parce que rëy la te liggéey bi dafa bari parce que ba weer koy taroo ba léegi ñi ngi ci nekk di def ay tournée biir Thiès fu nekk ñi ngi fay dem def ci liggéey moo tax ñu ngi leen ciy jégalu bu baax a baax ci li nga xam ne moo fi nekk ñu fas yéene na après dugg si deuxième partie bi xar yeeg yooyu. balaa ñuy dugg ci xar man dama baaxoo heure bu may def émission tamit. kii toog nii di Cheikh Ndiaye di sama doyen tamit di bokk ci sama conseil heure bu may def émission da ciy jël kàddu wax ci. ma bëggoon ngeen jox ko kàddu mu nuyoo après wax ci moom ku baax la vraiment waaju mais jàppale la ci élevage di ma conseiller sama moom bu waxee rek dina yóbbaale gars yëpp géew. waaw mu wax balaa ñuy tëj. waaw sànni si quelques kàddu rek. comme ça après ñu tëj. waaw salaamaaleykum yéen ñi fi toog ñëpp leen nuyu leen sant ak seen tur yéen ñëpp. waaw di nuyu aussi membre association REIT bi président bi ak secrétaire général bi ak membre REIT yëpp maa ngi leen nuyu seen tur seen sant. waaw lii moom lu baax la daal parce que élevage moom partage te ñëpp ci bokk. waaw fii ma représenté nii ñëw toog ci wetam nii tey jii daf ma wax ni dama am tey benn télévision bu fi ñëw Ladoum du Monde dama bëgg nga ñëw assister. sama boy la nag sama genn wàll la sama lépp la parce que du ma ump daraam nit nag bu la doyee woo la ci ndaje demal nga wuyu ko parce que la nga fay wax tamit ak loo fa mënti def tamit lu rafet lay doon. lii élevage la dafa ñu boole man yàgg naa ci lool 95 ba tey maa ngi yar xar Ladoum yi xam naa ci lu bari. donc tey fii ma ñëw tey jii xool si gis mu liggéey ba yegg fii bon sama xam-xam ak sama conscience ak samay idée loolu rek laa ko mën a dollil pour mu gën a góorgóorlu. élevage nag moom booy coiffé da ngay coiffé ñëpp da ngay yemale ñëpp parce que ku amul xam-xam tamit da nga koy jéem a sol xam-xam yokk ko xam-xam mu jéem a continuer liggéeyam pour xam fi muy teg tànkam. élevage Thiès nag toll na niveau boo xam ni yàlla def nañ liggéey boo xam ne tey jii foire bi bu ñëwee rek lañ ko mën a présenter suñuy produit wan lii leen liggéey. kii ndaw ak kii mag ak yëpp boole leen ñu nekk xam-xam parce que REIT bi ñu nekk président bi secrétaire général bi ñoom ñëpp dañoo coiffé booy di leen jàppale di def acte yoo xam ni rafet na acte yu rafet nañuy def waaw. moom mi toog tey jii élevage am yàlla def na bi muy door a door am naa ci ay cofet yoo xam ni tegoon naa ko fa tey jii nag yàlla def na élevage am law na ba yegg si fii dañuy ñaan lépp gën a continuer di ñaan yàlla tamit élevage Sénégal gën a jëm kanam. amiin incha allah. amiin jërëjëf nga xanaa nga wax ñuy tur bi fàttali ñu tur bi rek comme ça bu ko defee ñii ñuy seetaan mën a xam kan moo doon wax. waaw kon comme ni ñu leen ko diggee woon sànq rek suñu gars yi ñu ngi nii si deuxième partie yu li nga xamante ne la mooy émission bi donc fas yéene leen présenter li nga xamante ne la moom mooy production wu bergerie Youssou Seck bu Momo Diop. Kassoum xanaa rek ñu ko tàmbale ci li nga xamante ne la moom mooy présentation yi voilà. waaw ñu ñëw ci deuxième partie bi di nuyu vraiment waa Ladoum du Monde yëpp di nuyu tamit waa REIT di nuyu tamit waa Thiès yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax. ñëw nag ci deuxième partie bi nga xam ne moom lañ doon xaar depuis sànq muy ñëw ci sujet yi nga xam ne gars yi lu ñu mënti wax rek mooy sujet yi moo leen di intéressé ñu indi fi nag benn jeune mâle
ah indi fi benn jeune mâle vraiment jeune mâle ñëwri bu rafet lool wax dëgg yàlla jeune mâle bi kan la. waaw jeune mâle bi Amza la tudd doomu préfet la ma ciy remercier waale Papi Dieye de passage moom ci mayoon tëb ci préfet yaay ji sëtu Collé Ardo la muy toll instant bi ci 19 mois waaw mooy jeune mâle bi. 19 mois la am macha allah kon mais est-ce que jeune mâle bi commencé na fi def ay production. waaw am na fi doom am na fi ñaari doom am na fi ñetti doom ci kër am na benn agneau bu nekk fee après dinaa leen ko wan am na benn bu nekk fii am na benn femelle bu dem tëbu ji mu ànd ak doomam waaw. kon d'après ni ma gisee mâle bi dafa mel ni moom moo nar a diriger équipe bi war a dem REIT. bokk na ci ñi koy diriger. bokk na ci ñi koy diriger wala moo koy diriger. bokk na ci du moom moo koy diriger. kon moom du tête de file. déedéet nekkul tête de file bi bokk na ci ñi koy diriger. gars yi yéen a gis de nee na kii du tête de file bi ah kon xëy na di nga ñëwoon tête de file bi ci kanam tuuti. est-ce que mën nañu wax mâle bi fu mu bokk ci ndey. waaw mâle bi yaay ji doomu Collé Ardo la kii moomu ko joxoon Pa Ismaïla Diop yaay. yaay ji doomu Collé Ardo la préfet mooy papam préfet doomu Saloum bi nekkoon ci Papi Dieye. mais Collé Ardo boobu yéegal tuuti ñu. waaw Collé Ardo mooy yaayu ñoom Gandhi ay Albouri affaire Collé Ardo lignée Badline bi la moo jur Gandhi moo jur Albouri waaw moom moo jur ay Latsukaabe waaw mooy Collé Ardo. kon moom bu mel ni kii moom ko joxoon Père Younous après ci Oudé Diagne la mujjoon waaw moom tamit muy sama doyen maa ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm moom vraiment sama doyen la sama professeur la. macha allah macha allah ku baax la nag vraiment. macha allah. ndax tey natt nga mensuration ba xam ko te aussi ndax pare nga ko dugal ko si compétition bi. waaw mâle bi am na ay mensuration mais nattu mën mensuration mais pare naa pour dugal ko ci concours bi incha allah waaw. Cheikh Ndiaye. lan nga ñu wax ci mâle bi. waaw sama gis-gis ci mâle bi mooy mâle bi daal pour te dire c'est un mâle complet parce que mâle complet bon morphologie yi mu wone ci bindam ci taxawaayam bon ci tête bi ba ci corne yi peau de corne yi bon c'est un mâle boo xam ni il a des cornes de symétrie un cou dégagé ak un LCS boo xam ni c'est performant daal bon mâle boo xam ne am nañ yaakaar ni il pourra faire mieux par rapport à ses produits aussi il peut augmenter mën na yokk produit am mën na jur ay doom yoo xam ne aussi doom yi mën nañ ko nekk supérieur parce que c'est un géniteur c'est un vrai géniteur parce que morphologie bu mu yor bindu géniteur la. donc da nga boo wax Cheikh ne mâle dafa équilibré. waaw dafa équilibré waaw. à propos de équilibrance boobu tamit mën na koo wane ci ay doomam à propos tamit ci génétique bi mu bokk boo xoolee critère génétique yi mu am ak fa mu dellu indi na ci Badline bi ba pare dem delluwaat ci Saloum bi comme cocktail génétique boobu c'est tellement intéressant xar dafay am fu mu bokk. waaw parce que loolu soo ko waxee man mun naa ko confirmer parce que man gis naa Badline. ba pare aussi dafa sori Badline ak Saloum. dañu sorante. bu nekk mun naa ne ku ci nekk ñaar voilà donc te loolu plus sang yi donc scientifique yi wax nañ ko xar yi sang yi lu mu gën a sorantoo nga gën a am chance su def résultat donc loolu moo tax ma ne la loolu waaw parce que boo déggee ñuy wax loolu ci cocktail génétique boobu ça veut dire que loolu la ñuy wax ce qui est constant te aussi xar aussi am na loo xam ni bu ko amee ci moom mu dëggu ci moom il va le répéter mooy toujours la combinaison constante du génétique fait partie toujours d'un géniteur boo amee ci côté ndey fu baax am ci 3 descendants ci maam yoo xam ni dafa dëggu ak 3 descendants ci côté parent ci papaam dafa dëggu loolu c'est un géniteur boo xam ni il a des gènes constants. waaw lu mu am ci moom lu dëggu lay doon. waaw donc il peut le répéter aussi. lu dëggu ci moom toujours il peut répéter ci ay doomam. kooku la ñuy wax géniteur. kooku la ñu naan géniteur. il reproduit ses gènes. très bien parce que du n'importe quel mâle mooy géniteur. waaw mâles yi bari nañ. y a toutes les mâles sont des géniteurs. mais y a des mâles yoo xam ne toujours ce sont des géniteurs potentiels parce que toujours dañuy répéter li ñuy def te ce qui est constant di nekk ci ñoom. parole de l'expert. am na solo kooku mooy Cheikh Ndiaye borom vidéo bu doy waar bi nga xam ne fan yii def nañ ko maag moom ak gisee. gaa yëpp di ci coow ñii di ci d'accord ñii di ci contesté mais Cheikh Ndiaye kii doomu préfet la xool ko nga différencier moom lan la wuute ak préfet fu mu nekk nii. waaw parce que boo dégg gisee lu mu wuute ak préfet mooy lan dañu la un mâle améliorateur toujours dafa am loo xam ni c'est ci bindam physique. am na loo xam ni mâle bi daf koy jox doomam
léegi bu ko joxee doomam doom bi mën na ko répéter mais de fort mieux am na loo xam ni moom mii du moom mii moom mën na ko répéter mais sët bi sëtam moom doomam bu ñëwee am na lu muy am loo xam ne du bokk ak moom loo xam ne moom mu day indi ay descendant am loo tax ñun la xar papa ji mën na jur doom mais sët ba mooy garaaw parce que sët ba mën na ñëw indi loo xam ni bindu baayam lay doon. kon daal kon kii ak préfet seen bind am na différence. am na différence parce que préfet am na loo xam ne jox na ko te préfet yooyu mi ngi koy jox doomam mooy LCS am te auteur am aussi am na fu mu ko mën a jëlee foo xam ne bu ko manqué ci bu ko papaam joxee mu tasanteeg auteur yaayu kii mu dëggu ci moom donc kii day am loo xam day constant ci moom day dëggu ci moom c'est-à-dire que dina la jox LCS dina la jox auteur mais c'est des fois c'est parfois constant mais am na loo xam ne bu nekkul ci moom te dëggul ci moom du ko mën a répéter. macha allah kooku mooy Cheikh Ndiaye. ñu jël suñu deuxième numéro incha allah xam naa ni l'avis d'un expert comme ni ñu koy waxee rek dina am solo lool. Lune Mbaye nan nga gisee maal bi Lune Mbaye. waaw maal bi ni mu ko gisee mooy comme li Cheikh wax rek maal bi dafa équilibré. parce que soo xoolee léppam am na lépp ci côté bu nekk. xam nga wax na ko sànq ci béjjén yi dafa symétrique. te loolu dafa am solo ci maal. ensuite ñàkkul LCS. ñàkkul hauteur yax bi soo ko xoolee macha allah. donc gis nga ko voilà am na lu ñuy soxla ci xar yëpp. à 20 mois bu ci nekk daf ci am lu doy. donc moo tax ñuy wax ne dafa équilibré. macha allah donc loolu dafa am solo ci géniteur quoi. macha allah kon ñu dem suñu deuxième numéro ah comme ni ñu koy waxee rek ñuy indi fi nag suma juumul dafa mel ni benn tëng la ah tëng bi vraiment tëng bi moom fa la bokk. waaw kii tëng bi doomu Daaru Salaam la yaay ji ma ci nuyu Pam Ndaw di ko remercier yaay ji Pam Ndaw moo ma ko joxoon yaay ji doomu coow li la. ma teg ko ci Daaru Salaam mu jur ko. moom laa teg ci maal bi moo jur taawam mooy benn añoo bu nekk fii après dinaa leen ko wan. tëng bi fii la juddoo. doom si ñaata mois. instant bi war na am ay 14-15 mois. tëbu na. waaw tëbu na waaw. mooy dafa bokk ci lim bi war a dem ci foire bi. moom waaw moom dina dem ci foire bi incha allah. yaakaar naa dina dem ci foire bi ndax bokk na xam nga gars yi nag ñoom ñooy defar liste bi quoi. macha allah am na solo rafet na trop kon ñu ñëw suñu troisième numéro rapidement. kii tëng bi da nga koy compétir wala parce que kii tëng moom saa yi benn rafet na de. non bokkul ci ñiy compétir nag. waaw du tëng xanaa. ah tëng la mais bokk non du am na doom. xam nga bu amee doom dootul nekk. dootul nekk non fooxul mais bu fii moom boo amee doom dootul kii ba am doom dootul bokk ci tënk. waaw boo amee doom dootul bokk ci kii bi. loolu moom règlement bi moom loolu la wax. règlement bi la bokk quoi. loolu nag te règlement la sax boo xam te ne dafa xaw a doy waar. parce que léeg-léeg nga gis xar boo xam te ne la. man sama xar yi dañuy am doom te duñu foox sax. day am xar yoo xam ne dañuy am doom te duñu foox. waaw buñ teel a xar boo xamante ne la ñu ne amagul doom mais day dem 14 mois. waaw day am 14 donc ñu dugal ko ci tëng. donc moom ci tëng normal yi daf leen di mag. daf leen di mag waaw. voilà donc ba pare daf leen di mën tamit. voilà loolu nag réflexion la boo xam te ne nit ñi. xam naa yooyu tamit gars yi nañ ci gën a xalaat. mais est-ce que buy am rek après chaque jour idée yi dina ñëw. est-ce que gisu leen ni di jàpp par mois moom moo gën. waaw moo gën waaw. jàpp par mois moo gën. moo gën waaw. waaw parce que ndax bu dul mois des fois ak kii bi. day compliqué ñu bokk ni ñuy fooxee. day compliqué indil leen ma sama troisième numéro incha allah. ok acha boog ñu indil Mbaye nan nga gisee tëng boobu. non kii tëng bi am na dara. parce que soo xoolee même Mbaye mi ngi wax naan bi mu ko xoolee ndax lii kii bokk na ci war a dugg ci concours bi. parce que loolu su fekkee amee seetlu boobu. ba mu war a xalaat ne war na ci dugg c'est-à-dire que xar bi. nekk na xar boo xam ne lu jar a bàyyi xel la. am na lu mu yor am na lu mu yor waaw am na lu mu yor te xam nga Mbaye Guissé nag technicien la. non expert la. kii moom dafa mel ni moom jabaram yi da leen di surveiller quoi. waaw bugul da leen di firer quoi. instant da leen di firer. léegi nag ñu ñëw suñu troisième numéro ah. donc kii dafa mel ni femelle la ah. waaw kii fan la bokk capital génétique am. kii doomu Teranga la. Teranga benn. waaw yaay ji mooy Mercedes. waaw Teranga moo ko jur ak Mercedes. waaw kan mooy Mercedes. Mercedes mooy doomu Akim bi jaw joxoon sëriñ bi. waaw mais moom dafa mel ni du mag ah. non du mag fii la taawloo. ñaata portée la am na 3 portées taawam moom la jur ak update benn maal la bu nekk fii ci biir. macha allah après la jur ak Timtimol. waaw après bi muy doog a amaat doom kii la ko jural 16-21. sama maal 16-21 mooy sa maal bu mag bi mooy doomu Challenger. d'accord moom nga jàpp ni moom mooy sa maal bu mag. non du sama maal bu mag sax mais bokk na ci sama maal yi tamit. kon kan mooy maal bu mag bi fii. non maal bu mag bi dañuy ñëw fekk muy tëb fële. benn d'accord Cheikh Ndiaye nan nga gisee femelle bi.
waaw kii moom femelle boo xam ne la c'est une femelle à caisse ni ma ko gisee nii quoi ci bind bi ci dayoo bi ci gabarit bi. màggam nag des na daal mais dana gën a ubbeeku lu muy gën di produire day gën di ubbeeku femelle à caisse la bon ce sont des femelles yoo xam ni boo ko amee ci mbaar normalement waroo koo génne parce que ce sont des femelles yoo xam ni ce sont des femelles de porteurs. femelle boo xam ni la neex naa liggéeyee vis-à-vis son formule nu mu mel ak bindam nu mu mel femelle boo xam ni la c'est une femelle de qualité donc xar boo xam ni la ce que je lui conseille mooy mu gën koo motiver mooy lan nga gën a produire ay doomam parce que xar boo xam ni la bon jamono dina dox ba ci kanam dina gis xar bi gën a yaatu dina gën a ubbeeku par rapport man ci li ma gis parce que dañuy taamu ci xar bu jigéen fàllara nii day nàmpal vraiment war na si njooy waaw ñu jàll suñu 4e numéro ba tey ñu ngi ba tey fii ci bergerie bi ñu nekk nii muy bergerie Youssou Seck macha allah fekk fi nag ay produits doy waar mais malheureusement li duuf ci nag li xejul ci cin li 7 xar rek la leen mën a présenter en attendant donc ñu ngi suñu 4e numéro kii ban femelle la nii ak LCS am gu doy waar bi. waaw femelle bi doomu Cabral la yaay ji doomu César la kii moo ma ko joxoon Père Thioussa. ma koy nuyu de passage Père Thioussa Diallo moo ma ko jox. jur na fi benn añel ak tumtimool mooy mbote bi nga may laaj nii léegi mooy waaw génn ko mu xoolaale bi la jur moo Karamoxo boobu tamit ma ciy remercier waale Sidi Ndaw moomu ci mayoon tëb ci Karamoxo mooy doom Picasso bi nekk ci moom ñaata portée la femelle bi moo añel bii mooy 3e portée jur na njëkk na jur ak biddéew bu faax après jur ak kii timtimol après jur ak kii bi. biddéew bu faax bu Moustapha Gueye. bu Moustapha Gueye waaw. ok boobu dem biddéew bi mu nekkee ci Oudé Diagne ci la ko tëboon ñu jur ay seex ñu ngi kër Père Thioussa après Père Thioussa moom ko jaay ko. man dama remarqué si sa xarit jigéen dañu am ligne mais loolu c'est volontaire wala dafa nekk nii rek par hasard dafa tombé. choix la nag man dama bëgg xar bu am ligne quoi. da nga bëgg am xar bu ne. bokk na ci critère de sélection yi. lu tax xar bu am ligne quoi. mu am ligne ba pare bañ a obèse trop moom mooy gën a arrangé pour seen gestation affaire tey waaw dama ci bàyyi xel ni bi ma koy kii ba léegi du ma ci am problème quoi. xar yi du ñu am ay toxémie de gestation du ñu am yenn problème yi. conseil d'un expert wala. waaw ci conseil la rek xam nga man yi may wax yëpp ci gars yi laa koy déggee. gars yi dañ may conseiller te dama nekk élève bu dégg ndigal quoi liñ may wax maa ngi koy def moo tax dama ciy gis njëriñ tout le temps quoi. mais en quelque part femelle bi est-ce que quelque part laalul séeréer. non kooku moom damay bàyyi expert bi ngeen laaj ko ndax. waaw Cheikh Ndiaye. ndax kii man de dama jàpp ni kii am na fu mu laal séeréer. waaw li ma leen expliquer et alors. dañuy revenir aussi ci Cabral c'est Batlin la léegi boo ñëwee ci Batlin aussi il avait un LCS moom LCS waaw léegi alors boo gisee femelle bi bon LCS bi mu indi nii am na loo xam ne du ko mën a ñàkk parce que am na fu mu koy mën a rootee parce que Cabral boobu mu wax que pas cuus la ne woon Cabral njooloon na guddoon na léegi nag am na loo xam ni mën na koo transmettre sët bi te loo xam ne mën na ñëw ci moom mu feeñ ci moom moo indi lii doomu César la aussi donc et alors li ma lay mën a expliquer mooy lan bon c'est une bonne femelle bon c'est une vis-à-vis LCS am guddaayam ak li mu la wan femelle boo xam ni la améliorateur la mën nga cee liggéey gën a amélioré donc femelle boo xam ni la femelle bergerie la xar boo xam ni pour travail la pour yokk sa amélioration sa race pour yokk amélioration vis-à-vis des mâles parce que mënoo yor mâle yi mel nii te jéemoo créé femelle yi mel nii donc il faut mu constant mooy li ma lay wax constant LCS bu constant ci mbaar ret dëggu ci mbaar ret mooy wane preuve bi donc c'est une bonne femelle. puis foog mu am complémentarité parce que aussi soo amee mâle aussi da ngay ut femelle yoo mën a. ay jabaram comme ni ñu koy waxee yoo xam ne dana mën a ànd ak moom. c'est là qu'on dit la combinaison génétique. voilà c'est ça. waaw li ngay manqué fee. moom ngay remplir fii. mooy manqué fee moom la koy femelle bi jox. mooy complémentarité bi quoi. li gën a jafe liggéey moom la saa waay am ba pare. waaw li mu jafee liggéey moom la déjà moom la tëxañ téye ba pare xoolal ma lii. xoolal kii. xoolal wet yi day feeñ. kii moo jur doom préfet. xoolal kii. kii moo jur doom préfet. waaw mu ngi nii xoolal kii. kii tamit balaa ma ciy sori sama jabar laa ko tuddee. waaw maa ngi koy nuyu moom it de passage. ku baax la Feuz du fi jógee de xanaa. Feuz waaw moom du fi jógee mooy kiiwu gerte gi quoi. parce que gis sama jabar laa ko tuddee. ñaare gars yi moom moo jur doom préfet bi nag waaw moom. ñaari Kasum ñaare
gars yi ku ñu tuddee seen xar bu ñu tuddee seen soxna. dafa ne mooy xar bi nga xam ne la duñ ko bëgg a génnee te comme bëgguñu ko génnee nag dañ koy tuddee borom kër gi. seen soxna wala seen taaw bu jigéen. waaw non borom kër gi sax borom kër gi sax ñaare borom kër gi lañ koy tuddee suñu bañee xar bi génn. borom kër gi lañ koy tuddee day mel ni seen soxna kon du génn. donc ñaari loolu seetlu naa ko ci éleveurs yi quoi. mais nag Lune Mbaye femelle bu mel nii ak femelle bu mel ni bi ñu doon wax léegi jël ko jaay ko erreur la. moom saa xam ne si dara gisoo ko day rek. dama ne li gën a jafe am moom la am muy LCS bii wet bii macha allah. dama ne waaw dama ne bi moom te déjà LCS bi moom mi ngi koy transmettre ay doomam vraiment waaw doomam yi loolu moo ci am solo loolu moo ci am solo maa ngi gis ñu ngi gudd. bien vrai que préfet am na LCS mais moo tax LCS bi gën na dëggu fee. papa jéegi yaay jéeb am nañu LCS mais juraat naag beneen maal budul préfet tamit après tamit LCS bi dafa ñëwaat quoi da ngay xam ne kon LCS bi nekk na ci jeune femelle bi quoi te lu muy transmettre la. mais moom dafa mel ni dafa xaw a góore. waaw dafa xaw a góore. waaw jur na jigéen nag benn mi bergerie Ndaw ay frère mais li muy jur góor moo gën a bëri. macha allah ñu dem suñu 5e numéro. waaw mu ngi noonu kon ñu ñëw suñu 5e numéro. non 6e. 5e. léegi boo indee maal bi après est-ce que duñu génn mboote yi nekk fee. non da ngay seet doomu maal non 7 rek la. 7 bu nekkee 5 après ñaari mboote. non da ngay jël maal bi. waaw maal bi boo ko jëlee muy 6. mooy 6 ok. boo ko jëlee muy 6. su la neex nag mën nga indeendoo 2 mboote yi ñu présenté leen benn yoon dégg nga. waaw ñoom ñaar dañuy ñëw. préparé leen ñaari mboote yi muy wax. bu ci ne doomu maal benn. njël daal pare nga. dafa mel ni nag ci borom kër gi nag lañ jàkkaar lool maa ngi ko doon la wax sànq ndax kële mooy borom kër gi mu ne ma jéedéet borom kër gi mu ngi nii kii kan la. waaw kii mooy 16-21 maal bi 16-21 la tudd. doomu Challenger la. 16-21 mooy camion yu ngand yooyu. waaw mooy camion yu ngand yooyu nga xam lu mu fa fekk da koy yóbbaale. pare gudd. waaw gudd waaw. gudd na rëy na loo lu mu fa fekk da koy yóbbaale. est-ce que tur bi donc nekkul loo xamante ne c'est-à-dire que c'est médité quoi. tur bi tamit gisoo li may wax ci sama coach yi rek maa ngi nuyu sama benn grand tamit benn éleveur Matar Nia moom moo ko tuddee. Matar Nia waaw mooy borom ñoom Gandeeg yooyu. waaw moom sama grand bu kur la moo ko tuddee 16-21. mais boo xoolee kii doomu Challenger la. Challenger waaw doomu moom Challenger ni mu ñëwee. Amadou Gueye la ñu fixé woon nag doomam après mbote bu jigéen bi ñu jox ko Boy Séeréer mu jur jigéen ñu jox ko magistrat. ban Amadou Gueye Amadou Gueye benn waaw. après ñu jox ko magistrat mu jur jigéen. doomu magistrat boobu lañ teg ci Galactique mu jur Challenger ñu jël Challenger teg ko ci doomu Subéeru bi xar bi yaayam mii fële moom tam fii la juddoo ci bergerie bi. nga ne mooy doomu Challenger di sëtu Subéeru ak Galactique. waaw moom sëtu Galactique la ba pare sëtu Subéeru yaayam doomu Subéeru la. papaam doomu Galactique la. mais ku Galactique di sëtu Boy Séeréer. di sëtu magistrat. ba pare en même temps di sëtu Amadou Gueye. yooyu moo jaar ci moom. ku xar bu xamante ne la Galactique moo ko seq ak Sibéeru tey kooku dañ koy ñaanal gudd fan. waaw. parce que tey. ba pare ñu tuddee ko 16-21 en plus. parce que ñay nee nañu ne doo koy ñaanal gudd fan waaye doo ko ñaanal rëy. parce que ku xam Sibéru. xam Galactique xam ne ñoom seen poids seen mooy seen fort seen ossature mooy seen fort donc te kii soo xoolee disposition bi mu jël xam nga ne war na mun a dem fekkee ay wéjuram. dëgg la waaw kooku moom loolu moom vraiment dëgg la te xar bi moom dañ koy ñaanal gudd fan rek mooy yooyu nga wax yëpp kenn du ko ñaanal ndax tur bi rek wane na loolu quoi vraiment ba pare am nañ yaakaar ci moom ci wàllu production ak ci wàllu yëpp ñu ngi ci am yaakaar te commencé na jur tamit loo xamante ni dal na suñu xel vraiment. macha allah am na 21 mois. instant bi am na 21 mois te ba pare moom presque mun nañ ne sut na papam parce que Challenger soo xoolee amul hauteur bi kii am. déedéet sut na papam te boo xoolee moo papam buñ tolloowul LCS. parce que waaw magistrat bi moom vraiment waaw. kii di dugg si nii mbote bi doomam la. kii doomam la waaw mbote bi doomam la. doomu teraanga bee ko jur ak moom. ak kii ñaari moo kii mii doomu préfet bi moo ko jur. Cheikh Ndiaye. dañ daan wax ni turandoo dafa fort. booy tuddee dara sa turandoo sa doom na fekk nga wóolu ko. ñu tuddee ko 16-21 nan nga ñuy wax ci 16-21 bi. waaw kii moom li ma ciy wax presque sama kanam la juddoo xar boo xam ni la man maa ko génne ci biiru yaay ji bi ma ko génnee wàcce ko laa ni ko moomoo ba mu waaw man ko am nga géniteur. parce que am na lu yàlla di may nit. nee naa la yàlla dina may lépp nit mais am na loo xam ne toujours yàlla da koy séddee nit mooy cër ak vision.
yàlla may na ma vision boo xam ba mu juree ne cëpp nekk mbote yaay ji di ko mar laa ni ko moom ba mu waa ma ne ko géniteur juddu na moom mii ma woo ko téléphone wax ko te la ma ca doon xool ba gis ko ba nii jëmm jooju la ma wan xar boo xam ne la bon c'est un outil de travail boo xam ne la li mu mën a apporter fii bari na ci keesam ci dayoom ak ci volume am comme ku maal boo xam ne la maal bu ñu am yaakaar ni la bu ëllëgee dina am lu mu prouvé. parce que moom dafa indi sa bind si wéeru parce que soo xoolee indi na bind si wéeru soo xoolee même bopp bi soo xoolee bopp bi waaw xool li nga xamante ne la moom mooy kees bi waaw xam nga xam ne andi na sibiru soo xamee sibiru waaw xam ne indi na ko su ñuuloon dañ koy jaaw rek sibiru mooy li ma lay expliquer rek man la c'est un outil de travail maal boo xam ne la li mu mën a apporter fii dafa bari donc xar boo xam ne la li ma lay expliquer rek am na loo xam ne bu feeñee ci ay parents ci côté maamam am na loo xam ne dayoo am la ci moom waaw waaw boo xoolee waaw ñaari maal yi boo xoolee ñoom pour def seen différence ci production sax dafa xaw a teel ndax ñoom ñaar ñëpp ñi ngi doog a commencé jur mais boo xoolee gis naa ni ñoom ñaar ñëpp ay maal yoo xamante ne bii mooy gën a def rëy bii mooy gën a def rëy bii day def rëy ak mensuration bii mi ngi def mensuration te deful rëy loolu mooy seen différence mais wax ci sax dafa xaw a teel ndax seen doom yi nekk guñu ay mag mais gis naa ni daal ñi ngi may defal production bu mucc ay boo xamante ne vraiment dal na sama xel. dafa ne am nga producteur mu wàcce lii ñaari jeune mâle yii jeune mâle yoo xam ne vraiment mensuration bi ñu am nii man daf ma commencé jaaxal te li ma ci gën a yéem mooy ñoom dañ daan faible corne te moom mu ngi wàcce corne Cheikh Ndiaye lan ngay wax ñaari jeune mâle yi ak mâle bi production yu mu commencé def. waaw mooy li ma la doon expliquer sànq rek mâle bi c'est un outil de travail mâle boo xam ni la mën na améliorer te mën na def ay femelle à caisse ba li ma la wan kii mën na koo liggéey kii am na loo xam ne tamit mën na koo yokk ci kaw xar yi mooy deux compactés ci kaw mâle yi nga xool nii boo xoolee am na tuuti différence mais différence bi c'est un peu équivalent ça veut dire que ñoom ñaar mën nañoo rapproché wu ba nga xam ni seen i production ak seen i doom dañ am performance doole boo xam ni ci ñoom ñaar boo leen defee combinaison bi ci doomu kii ak doomu kële boo xoolee rendement bi ñu lay mën a indil dina doon ay production yoo xam ni ce seront très favorables parce que mâle yoo xam ne la am nañ compacité pour mën a liggéey ñoom ñaar li kii mën a indi kii mën na ko indi apport li kii mën a indi apport kii mën na koo yokkal donc compacité ñoom ñaar mën nañoo liggéey parce que ay géniteurs lañ ay géniteurs yoo xam ne rek ils ont des banques de sang très sûres ay banques de sang yoo xam ni mën nañ améliorer ci seen bergerie waaw incha allah loolu lañ ciy ñu laaj borom bergerie bi ñaari jeune mâle yi ban âge la ñu am. waaw jeune mâle bi bientôt dafay am 4 mois bii am na 5 mois bii amagul 4 mois mais bii am na 5 mois loolu mooy bii nii doomu Daaru Salaam bi ma wane woon sànq. moom moo ko jur. dañ jël doomu coow li bi ma Pam Ndaw joxoon ma teg ko ci Daaru Salaam ñibbi na ci ay mbokkam kay. ma jox ko Daaru Salaam mu jur jigéen ma jox ko doomu préfet bi mu jur bii doomu Mercedes bi moo ko jur doom kii yaayam doomu Teranga la ak Mercedes ñu teg ko ci 16-21 mu jur ko. gaa yi sonal nañ la ci gaa yi sonal nañ la ci de. waaw sonal nañ ma ci nag vraiment. waaw bañ a jaay wala. dama leen bëgg a présenter Thiès quoi bu ñu ñëwee ñu gis produit xar sama maal yi quoi waaw. looy tàggatoo. waaw xanaa di leen sant di leen gërëm moom ay tàggatoo moom ay kàddu cant ak gërëm bu may jëmale ci yéen di ko jëmale ci ñii ak ñëpp ñi nga xamante ne ñi ngi doon suivre émission bi maa ngi leen di kontaanee ñoom ñëpp di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla ngeen ñibbi ci jàmm. vraiment kontaan rendez-vous le 17 incha allah yal nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm te kenn bañ a manqué. amiin Momo gis nga ko ñu ngi nag loolu moo doon suñu deuxième partie bi nga xamante ne la moom mooy tëj soirée bi moom mooy tëj li nga xamante ne la mooy émission bi di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm ki nga xamante ne la mooy Momo Diop ak ñi nga xamante ne la moom la àndal di liggéey bi nga xamante ne la tey moom la ñu gis fii xanaa rek. dafa am loo ci bëgg a dolli. waaw li ma ci bëgg a dolli rek mooy ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp te ñaan élevage bi gën a jëm kanam ñaam aussi les membres du REIT comme le président et le secrétaire général ñu gën a continuer seen liggéey parce que ñi ngi jàppale jeunes yi ñi ngi jàppale booy yi nekk ci élevage bi yëpp moomoon nag na ko yàlla may mu gën a continuer élevage am tegu ci yoon yàlla def jàmm yaatal élevage bi yaatal ñëpp képp kuñ ci mën a jàppale ak képp kuñ ci mën ci sedd moom dina def li ko war jërëjëf